dolli sant yàlla bu wér dañoo ñëwoon fii tey man Pape Abdou Fall promoteur bi ak alaaji Biram Ñingi alaaji Mohamed Ali a Cissé ak Arona ak CNG représenté par Thiernoka ak Ndiambé ñu toog ak Abdoulahat Henri ñu toog waxtaan ak CNG sur invitation du CNG ñu ñëwee toog Thiernoka bi nga xam ne moo yor lutte avec frappe ne daf ñu woowoon pour ñu toog waxtaan ci combat Modou Lo Lac de Guiers kañ lay am dañu toogee waxtaan alhamdulilahi rabbil alamin dañuy profité ci point boobu saluer dimension esprit wu différentes parties yëpp waxtaan nañu juboo nañu ci combat Modou Lo Lac de Guiers incha allah ñu def ko le 28 janvier ci stade Léopold Sédar Senghor fii ñu taxaw bu neexee sunu borom ku nekk am nga loo bàyyi ci li nga xam ne jàppoon nga ko wala ci sa ay bëgg-bëgg ñu ànd ci làmb jëm kanam ku nekk vraiment am loo sacrifié loolu moo tax ñu daal di daje fii pour jokkoo ak yéen. waaw concession yi comme ni nga koy waxee dama wax ci dama mesurer dimension wu esprit wu kilifa yi nga xam ni ñoo daje woon fii damay ne. Ils ont représenté dignement les lutteurs ku nekk bëggoon nga sa mbër bëre avant date bi ñu jàpp muy le 28 janvier mais ñëpp xam ne ni ci màggal la ñu génne ñëpp xam ne ni dans un mois fii ak fin novembre ñu ngi jëm ci gàmmu donc yooyu day ay événements yu xat yoo xam ni mënoo fi préparer mënoo fi def lenn te leer na ci bopp askan wi yëpp que ni fii ci stade Léopold Sédar Senghor fii ñu fas yéene def làmb ji bu ci kàttanu yàlla. Organisation bi dafa am lu mu laaj dafa am loo xam ni ay sacrifice la ci la ñu ñoom ñëpp bàyyee li nga xam man mii di wax ak yéen beneen date laa jàppoon donc mais toog nañu waxtaan ñu réajusté ba d'accord ci datu 28 bi kon concession am na. laaj ñu ay dédommagement wala ay. non dédommagement mënu ci am parce que cas de force majeure la boo leen xoolee depuis le 15 juillet. ba tey lay door a waxaat ci presse amu ci kenn koo xam ni rek accordel naa la waxtaan boo xam ni wax naa ci lii wala lale bi lamb ji amee le 16 la waroon a am bi ñu jàppee date lamb bi le 16 la woon yàlla mi dara tëwul indi ndogal am le 15 ñu nangul ko taxaw partager métit bi ak njaboot gi ak Sénégal ak ñëpp gis nañ ci suñu taxawaay ñu continuer yàlla def ñu jàppaat le 29 bi ñu taxawee waxtaan ak autorité yi kilifa yi ministre des sports ministre de l'intérieur dem ak direction protection civile ñu wax ni tey jii nii làmb ji mënuñu ko def Demba Diop loolu moo indiwaat CNG tey woote ñu xool ban date la ñu jàpp mais bu doon wàccoon ci ñun rek làmb jooju féete na boor kon tey jii nii dédommagement mënu ci am li am solo rek moom mooy ñu def benn brassage ànd bokk ndey bokk baay ba lamb niveau bi mu nekkoon ñu daldi ko fay yóbbaat dans l'intérêt de tous ci loolu it ñu ngi saluer kilifa yi autorités yi Matar Ba président de la République parce que ne nag moom moo ko woo ñu ngi toog ñun ak waa CNG pour wax ko ni fokk ñu fexe lamb ji am ci la ñu bàyyee ku nekk li nga jàppoon nga daldi koy bàyyi yàlla def ñu daldi d'accord en ci date le 28. waaw ndax date boobu ministère bi jox leen assurance parce que dégg nañu Léopold Sédar Senghor dañ koy tëj pour defar ko ndax li leen daloon fële à Demba Diop bu mu leen dalaat. waaw xam nga question boobu moom defe naa ni xëy na bu ñu taalee télé yi autorités yi dinañ ko daal di dégg mais ñun li ñu war en tant que acteur yëpp mooy ñu toog waxtaan jàpp datu le 28. alhamdulillahi rabbil alamin jàpp nañu ko. Reste maintenant au CNG, qui est un démembrement du ministère des Sports, de réajuster et puis ñoom ñu jël seen ay devant ba li amoon le 29 du amaat. en tant que promoteur sax Aziz moom nee na digalu leen ngeen ñëw Léopold Sédar Senghor est-ce que tamit yooyu yëpp yaa ngi koy suivre aussi. Bon quand on parle de PAF production. bu ñuy wax dañuy wax ci Pape Abdou Fall. Qui parle de défi xam naa ni peut-être dañuy door a xamante Pape Abdou Fall. N'est pas une personne à présenter du dëgg li ñuy ñaan rek moom mooy yàlla may ñu fekke ak tal làmb ngeen soxla làmb ngeen bëgg seetaan làmb ngeen bëgg ñu bëree ko
mbaalo yàq ku nekk jaar ñii jaar gauche ñii jaar droite bu soobee yàlla buñ yàlla yóbbee ba ci le 28 janvier dinañ ko bëre ci kàttanu yàlla li ci des nag kàttanu borom bi la ak ñaan ko rek mu may nu fekke ak tal yàlla mot li yéene. kon grande innovation ci combat boobu noonu. di nga ci xam dara fii ak ay fan bu loqati suñu lañ ci bàyyi ñu. waaw non du question mosal sax mais xam nga am na loo xam ni ku la reyloo yàpp loola du dëgg xam nga Demba Diop boo fa jógee di ñëw ci bërëb bu mel ni stade Amitié dafa am beneen taxawaay bu mu laaj am yeneen doxalin yu mu laaj am yeneen feem yu mu laaj de toutes les façons su ma waxu démb mooy su ma waxu tey je ne peux pas être un promoteur d'exception mun ma fi def loo xam ni ñi nga xam ni jiitu nañ ma fi mën def nañ ko mais incha allah li nga xam ni yàlla kàttanal nañ ko yàlla may nañu ko dinañ ci bay suñu laaj ba nit ñëpp xam ni défi bi nga xam ni amoon na coow li nga xam ni bari woon na bu soobee yàlla ku nekk yennee ko. ñu bëggoon xam lan mën a jàngi seen côté ci réunion bi nga doon am ak CNG ak promoteur bi. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk si turam ak santam di rafetlu nag gise bi ñu ngi rafetlu vraiment CNG convocation bi nga xam ne moom la convoqué acteurs yi nga xam ne yi ñoo seq lam Modou Lo ak Lac de Guiers di masawu Pape Abdou Fall quand même di masawu mbër yëpp li amoon solo mooy Pape Abdou ñun teguñu ko benn charge teguñu ko benn pression parce que xam nañ ne c'est indépendant de sa volonté li am importance nag mooy d'accord nañ ci le 28 teguñu ko dara kiiwuñu ko dara donc amul benn conséquence si vraiment démarche si démarche li ñuy def rek mooy rafetlu ko et puis accepter date bi te xam ne rek ndogalu yàlla la donc vraiment ñu xaar le 28 janvier ñu vraiment mën a sëgg. tegu leen ko benn condition mais est-ce que tamit du métti mi si mbër yi nga xam ne depuis plus de 2 ans ñu ngi préparé combat. bien entendu dina métti métti bi moom loolu moom c'est vraiment ñëpp xam nañ ne ku préparé combat plus d'1 an vraiment métti na mais nag ni mu méttee si ñun noonu la méttee si Pape Abdou Fall moom mi nga xam ne mooy promoteur bi. méttee ko ci amateurs yi méttee ko si yéen journalistes yi nga xam ne fu nekk yéen a ngi fay dugg pour glaner des informations donc dañuy nangu jaam moom day nangu dogal métti na peut-être que dinañ ci sonn dinañ loo defoon di nga ko defaat tu vois mu doon pertement bu métti mais nag dogalu yàlla dañuy nangu rek amul benn problème teguñu ko benn condition. métti bi sur le plan financier tamit. sur tous les plans parce que préparation làmb ñëpp xam nañ ne dafa métti. nga bu ma yeboo ne combat préparé nañ ko 3 fois loo préparé 3 fois de je pense que bu ñëwee vraiment dina métti. ñaata ngeen ci jot a dugal. non dugal estimation. bon on ne peut pas estimer làmb mun loo estimer li nga ci def de toute façon li nga am yëpp da nga ko ciy def en tout cas. à peu près. lépp lu ñu am lépp def nañ ko ci. 50 dem na. déggoo li ma wax lépp lu ñu am lépp def nañ ko ci làmb ci lépp lu ñu am def nañ ko ci xanaa que wasu ci yàlla rek xam ne. sama xarit Mouhamed Ali moom it di kenn ci Lac de Guiers bi ñu bëggoon xam yéen it seen wàll ci réunion bi ngeen am ak promoteur yi ak CNG nan la demee daal. waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko Pape Abdou Fall waxee rek la parce que doon nañu waajaar nañu bi mooy ñetteelu waaj léegi nag yàllaa des yàlla moo des xamoon danaa ko ba dogg ko programme yàlla la ñi dee bu ñu jotoon ci lii dañu sant yàlla bu baax daw bu fottu kon nag lii bu ñu ñëwee si ñun duñu xam ne programme yàlla la duñu ñaan si yàlla yóbbu na suñu 28 janvier yàlla jàppale ñu mu béy ko si jàmm ki yàlla may ndam mooy ka ndam loolu daal la beneen problème. yéen it seen kii bi aéroport yi seen côté. ni ngeen ko dundee métti woon na ci wàllum xaalis ak lépp ni ngeen ko dundee. métti na si ñëpp métti si ñun métti si Pape Abdou Fall mais métti boobu si ñi dee ñi bu ñu jot si métti boobu nu ñu daw ba foto kon dañuy daw ba foto dañuy sant yàlla te ngeen ñaanal si yàlla yóbbu na si le 28 ñu bëri si kàttanu yàlla suturaal nu ñu dàq leneen. ndàmpaay bi laaj leen ndàmpaay wala dara. non ndàmpaay ay ndàmpaay yooyu waxtaanoon suñu biir daal ba d'accord ci benn kàddu incha allahu
le 28 bu fi yàlla bàyyee nu fekk ko combat dina am incha allah.